Assalamualaikum mbooloo mi monsieur le gouverneur maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay monsieur le procureur de la République monsieur le président du tribunal de grande instance de Saint-Louis madame le préfet l'assistance ku si nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant man comme ni may faral di ko waxee rek damay sant yàlla ba si sama début de carrière yàlla boole ma ak koo xam ne si wàllu jullite si wàllu maandu si wàllu doylu ak si wàllu xam li muy def man buñ ma doon laaj kuy sa référence koy joxe exemple dama naan commissaire divisionnaire El Hadj Bekay Jara mu nekk nit ku baax nga xam ne mbaaxaayam foo ko natt rek passé na foofu sama xamante ak moom sama xamante ak samay waajur moo jiitu man sama dugg police ni may faral di ko waxee tamit Saint-Louis c'est ma deuxième ville mais commissaire Jara aussi c'est mon papa doom la may woowee doom day taal otoom jóge Saint-Louis wala mu nekk Thiès mu jóge Thiès dem Ngekoox seeti samay parents te duma wax dara muy nit ku baax foo leen àpp mbaaxaayam rek passé na foofu ku xam jëppal nu mu mettee boo ko mënee tenir pendant 2 ans surtout muy sa premier poste de responsabilité xamal na yow ci loxo ya nga bàyyeekoo moo tax mu nekk ku généreux si wàllu connaissance kuy partager xam-xam kuy partager amitié lépp loo xam ne nit ku baax daal mën nañ ko seedeel kooku mooy El Hadj Bekay Jara ñu ngi koy ñaanal daal retraite bu paisible njabootam gi yàlla sàmm ko gën koo jubóoleeg soxnaam yàlla bàyyil ñu ko fii ba si kanam wasalaam. ku professionnel la parce que non seulement koo xam ne ku bugg a partager la du xeebal kenn soxlaam loo ko laaj bu ko xamee mu wax la ko foo ko woo mu woyu la il est disponible il est loyal et il est serviable ñun qualité yooyu ku ko am ci policier yaakaar naa ne tu es un policier accompli commissaire central bu Saint-Louis am chance nekk adjoint yombul daf lay jëlee ci kaw indi la ci suuf def la un policier aguerri nga xam ne service bu ñu la jox da nga ko mën a yore te service ba du sooxe tey mën naa wax ne c'est toute Saint-Louis qui perd un grand professionnel un grand commissaire de police. ñun wàllu diine bi ngeen di wax ci moom lu dëggu la ñun sax dañ koy faral di wax ne xalif général kullu commissaire ñun noonu lañ koy tuddee yaakaar naa ne suma commissaire yi ma àndal ñoom ñëpp jot nañ liggéey ak moom te témoignage bi benn la en tout cas ñun daal dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may retraite bu sedd retraite bu paisible may ko gudd fan ak wër. baax a baax ñi ngi nuyu adjoint administratif bu gouverneur moom aussi mi ngi teew mi ngi rafetlu lool teewaay ñi ngi nuyu madame le préfet damay faral di wax ne commissaire de police bi nekk ci Ndar dafay am chance am ñaari kilifa ci wàllu administration dafay jëflante ak préfet jëflante ak gouverneur jëflante tamit ak maire te monsieur le gouverneur bu ñu ko gërëmee ba pare ñu gërëm tamit suñu beneen kilifa madame le préfet xam nga fonctionnaire police muy commissaire police dafay am ñetti mbaxana moom lay sol ci gàttal ni ma ko mën a tënkee benn mbaxana bi bu ko solee day liggéey ak gouverneur day liggéey ak préfet donc mooy volet administratif mu solaat beneen mbaxana mu liggéey ak madame le procureur ñu koy gërëm bu baax moom tamit ci teewaayam mu liggéey ak monsieur le président du tribunal moom it mi ngi nii teew ñu ngi koy ci gërëm bu baax a baax moom def nañu maatam laata ñuy tasewaat fii moom monsieur le président ñu xam ko ci lu rafet xam ko ci jub xam ko ci tamit professionnalisme
xam ko ci ku mën a jàpp xarito monsieur le président ñu ngi la ciy gërëm comme ni ñu gërëmee tamit madame le procureur ci loolu. damay wax ne suñu solee casquette bi ñuy liggéeyee ci wàllu judiciaire procureur li ñuy liggéeyal ak magistrat yi ak wàllu justice jamono yi ñu koy liggéey administration bi du ci dugg yoonam nekku ci jamono ñuy liggéey ak administration bi préfet gouverneur justice bi yoonam nekku ci beneen casquette bi mooy day liggéey ak autorité policières yi jëm ci ministre de l'intérieur kon commissaire police dafay bokk ci pouvoir exécutif bokk ci pouvoir judiciaire te ñi nga xam ne ñoo teewee loolu nekk kilifa ci yooyu bàyyi seen lépp ñëw ñu ngi leen ci sargal di ci kontaan bu baax a baax wante commissaire de police bu ñu ko affecté ci bërëb maire bi ak président conseil départemental ñoom ñoo ñu nekk ay njaatigéem ñooñu ñoo koy dalal ñooñu ñoo koy dimbale li gën a bëri ci biir liggéey bi tey président conseil départemental ak maire gis nañ leen jamono yu ne yéen a ngi ñuy jàppale bu baax a baax ci liggéey bi seen teewaay rafet na wante li ngeen ñuy dimbale it gis nañ ko bu ñu gërëmee président conseil départemental gërëm président gërëm maire bi ñi ngi wax tamit ne dañuy am mbégte lool sax di dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy force de défense et de sécurité force de défense et de sécurité ki ko jiite mooy armée commandant de zone bi ñëwul wante adjoint mi ngi ko fi teewal commandant de légion bi mi ngi fi teew commandant sapeur pompier mi ngi fi teew colonelu douane bi représenté fi tamit directeur régional douane mi ngi fi teew pénitencier yi eaux et forêt ñoom ñëpp a ngi fi teew xëy na ku lim juum wante force de défense et de sécurité yi seen teewaay rafet na ñoo bokk liggéey bi te gouverneur moom moo koy coordonné te gis na ni fii Ndar force de défense et de sécurité benn bopp lañu dañuy diisoo dañuy àndandoo ci liggéey bi nekk benn waa Ndar dinañu faral di gis ay intervention di am ñu tourné gis policier bi militaire bi gendarme bi douanier bi eaux et forêt bi sapeur pompier bi pénitencier bi ñu àndandoo ñun ñëpp di defandoo ay opération dëkk yi ko am bëriwul loolu tamit dañ ciy félicité bu baax monsieur le gouverneur parce que moo koy impulsé mais bu ñu koy def it procureur day yëg te day contrôler parce que action judiciaire yi su débordé administration dugg judiciaire rek procureur moo ko yëg wante ñu ngi rafetlu tamit présence su parquet général premier président de la cour d'appel yónnee na fi délégation ñu teew loolu it nekk na mbégte lool ci ñun bu loolu wéyee dañuy sargal ñi nga xam ne ñoo fi teewal diine muy imam bi ndaxte dëkku diine la ñu nekk wante dañuy soxla imam ci lu bëree bëri jotaayu diine teewaayu imam dafay nekk lu am solo imam yi mën naa wax ne sallallahu alayhi wa sallam moo leen jox garaat boo xam ne du deñ dafa wax ne xayrukum man taallama alquran wa allama bokk na ci ñi gën ci yéen ñi nga xam ne ñi ngi jàngal quran ñi ngi koy jàngale wante Sénégal nekk na tamit réew moo xam ne jullit yaa ngi fi chrétien yaa ngi fi ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi teewaayu ñépp ñi ngi koy rafet ci nekk ci sa ngëm-ngëm ñi ngi lay sargal di la xamal ni sa teewaay kontaan nañ ci lool gis nañu ne dañu nekk fi ak
suñuy mbokki policier en retraite wante du ñoom rek policier en retraite yi dañu ànd tamit ak association force de défense et de sécurité en retraite ñoom ñi ngi fi teew seen bis la ñi ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax transporteurs yi gis nañu leen chauffeurs yi gis nañu leen wante maa ngi rafetlu lool procession bi nga xam ne chauffeur de taxi yi def nañ sànq gis ngeen bi ñu toogee ak gouverneur cérémonie yu mel nii bu tàmbalee bu gouverneur teewee daanaka kenn du génn dañuy toog wante chauffeur de taxi yi dañu def benn défilé motard bi nekk seen kanam ay chauffeur taxi yu sakkan a sakkan rangé wu ne dañuy ñëw fii ngir sargal loolu ku mu doyul dara du la doy chauffeur de taxi yi sant nañu leen bu baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu le président chambre de commerce maa ngi nuyu le directeur de l'hôpital wante maa ngi nuyu maa ngi koy seen fële Serigne Jéeri Ñang ak président Ahmed Fall maa ngi wax tamit ne sama mbokk policier yi kontaan naa bu baax a baax ci yéen parce que doon naa ko wax jamono yi weesu mbooloo bu ngeen gis rek dañu naan am na nit ku koy diriger ki koy diriger nag parfois mu am ci keppaaram ñoo xam ne ñoo ko gën a xam liggéey bi fuuf wante li ci gën bëri bu ñuy tàgg kay diriger rek moom la ñuy tàgg wala moom la ñuy wax wala moom la ñuy joxoñ fekk deful tous ñi ca suuf ñoo def lépp kon yéen commissaires yi nga xam ne liggéey naa ak yéen commandant corps bi yi nga xam ne liggéey nañu yéen personnel bi nga xam ne liggéey nañu wante tamit te lu am solo la loolu tamit ASP yi ASP yi lu am njëriñ la ci sécurité bi nekk nañu ci police nekk nañu ci gendarmerie nekk nañu feneen ak feneen ci yeneen administration dañuy jàppale bu baax a baax a baax dafa mel ne même famille la ñu constitué ASP yi ñu ngi leen di gërëm ci loolu ñu ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax ñu ngi wax tamit ne am na ci suñuy mbokk yoo xam ne ñu ngi jóge ci yeneen région suñu benn sœur soxna Ajaratu Jaara moom mooy délégué de quartier bu Ngent Ba soxna si toog ak distance su Dakar Ndar ñëw na ngir teew ci bis ñu ko ci sant mook délégation wante damay beral sant ak nuyoo bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñooy samay mag samay rak samay jarbaat ak samay doom yi nga xam ne jóge nañu ci région yi ñenn ñi ànd ak seeni borom kër ñoom ñépp maa ngi leen di sant délégation bi dimoon nañ ko sànq suñu taawu kër sëñ Baba Diarra qui est ingénieur inventeur moom moo dirigé délégation ki doon wax léegi sama mag la ma topp ci moom moom moo ma yar bi may nekk étudiant ci këram laa nekkoon dadaa jël pochette am teg ko ne ma soo soxlaa ne me demande pas jëlal waaw mu ngi nii ne me demande pas jëlal soo jëlee ba def li nga soxla ba pare 10 mois rek yaa ko jël pour ma xam nan la ci noonu la ma jàppalee bi ma nekkee étudiant moo tax Serigne Abdou Khadir Mbacke da doon wax ni amul kenn ku mën ku am walla nga mën rek dañ la jàppale wante du ñoom famille bi rek ñoo ma jàppale
waa Ndar tamit ñëpp jàppale nañ ñi ngi sant ñëpp maa ngi soxna Ndeye Gueye fële benn jigéen moom it di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam maa ngi wax tamit ne ànd nañu ak suñu grande sœur moom it daanaka këram laa yaroo di ma commencé dem seconde au lycée Malick Sy te fekk ñoom ñu am logement bu jegee commissariat bi jegee lycée Malick Sy dama bàyyi kër gu mag ñëw nekk foofu moom it su fayee ko bala muy toppatoo dara mu nekkoon DRH bu manufacture des sénégalais des arts décoratifs bu Thiès mu nekk nii soxna Ajaratu Mariama Jara moom aussi confort bu ne def na ko pour mu am moo tax ma ne ku am dara rek dañ la jàppale wante bu ñu la jàppalee bul fàtte it ñu la jàppale waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen nuyu di wax tamit sama mbokk policiers yi ne leen ñu àndandoo woon liggéey yàlla indi ma woon fii jiital ma ci mbooloo mi ngir ñu bokkandoo ku nekk def rolam man dama nekkoon rek animateur yéen ku ci nekk la la war nga koy def parfois ñu la koy fàttali ndax fàttali dafa nekk lu am solo mais gàcce ngalaama parce que tey jàppale ngeen ñu ba Ndar lu bari lu autorité doon xalaat ci ñun def nañ kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm bu baax dinaa nag beral sant xëy na déformation la ci man dinaa beral sant sama soxna waaw dinaa ko beral depuis ñu yàlla boole ba léegi macha allah li ma gën a yéem ci moom 4 heures du matin ba 5 heures du matin mi ngi kaamilan mi ngi ñaanal ñett wante li ma gën a yéeme ci moom bi mu demee Màkka bu mu ñëwee ma ne ko lan nga ñaan bi nga wëree Kaaba ga dama koy wër ñaan ko maag yow rek ñu nekk wante nag am na lu tax mu wax ko jiitu mag dem 2013 bi ma demee Màkka def naa lu mot fukki fan ak Kaaba ga lay def sama tawaaf wër Kaaba gi juróom-ñaari yoon ñaan naa yàlla maag sama soxna rek keneen bañ a ñëw yàlla nee na ñaan leen ma may leen man damay ñaan li ma bëgg ma nit bi ma ko ñaanee ñëw nettali ko moom it mu dem rek la ñaan moom kon tooñu kon daal xam nga nag li waral loolu damay wax ne sama mag bi waroon na ko wax mais daf ko xëy na brossé wul ma dañuy wax ne loo nekkul ndonga la doone sëriñam man moom rek laa xam musuma dem doxaani moom rek lañu ma xam nga li nga xam bu dee loolu rek nga xam dama liggéey dem ba toll ci takk soxna ma ñëw ci góor gi ne ko man de mu ne ma am joxoñ ma dem jëli ko indi ma jàpp tàmm ma leneen moo tax it xaw ma leneen xaw ma leneen kon daal maa ngi nuyu tamit sama doom Mouhamed Ibnu Bekkaay mi ngi ci assistance bi wante mi ngi ànd ak samay doomi mag ak samay doomi rakk ñoom ñëpp ñu ngi assistance bi Pape Cheikh Mouhamadou Cheikh nekk seen mag Ahmed
Abdou Karim nekk seen beneen ak Aline Traoré ak Makodou Traoré maanaam sama mbokk yi daal macha allah Yaya Traoré gis nañu ñëpp Papis mi ngi jógee moom it bari Richard Toll ñëw mook njabootam ak waa këram sama yaay mama yow mënuma la ñàkk wax tamit nuyu su ma la nuyoo yàq sa yaay ëmbaale ngeen ñëpp rek waaw ëmbaale ngeen ñëpp mais kon Baba Diarra nag moom moo diriger délégation bi Baba moom mooy suñu damay wax tamit ne soxna Aïssata Ka wax na sànq nekkoon na sama adjoint wante laata muy nekk sama adjoint njabootam ak man dañu xamante laata may xam sax ni moom laata muy nekk commissaire njabootam ñu ngi fii waajuram yaa ngi fii Alaaji Abou Ka Ibrahima Ka Imam Sarr mënuñu lim yëpp wante kontaan nañu lool 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 soxna Kumba Njaay gis naa la ak soxna Xaar wante damay leeral tamit ne tey waa commissariat yi ñoom ñoo ne dañ may defal sargal bi muy po bi wante passation de service bi defaguñu ko ki ñu fi affecté muy ñëw commissaire Tendeng la tudd Mamadou Tendeng moom moo fiy ñëw Mamadou Tendeng directeur mooy def passation bi xam naa dinaa xaaraale gum ba passation ba jot ñu def ko éléments yi nag ñoo ma bëgg lool ma leen ci gërëm bu baax a baax a baax muy policier muy ASP rawatina nag policier yi nga xam ne serviruñu ci commissariat bi parce que police dafa am direction yu bëri direction GMI mi ngi fi commissaire Fall direction surveillance du territoire mi ngi fi ak commissaire Ali Guèye direction police de l'air et des frontières mi ngi fi ak commissaire Ndiaye commissaire Dieng bu Richard Toll waa direction du renseignement intérieur mi ngi fi DGRI waa comité de lutte antiterroriste tamit ñi ngi fi waa direction OCRTIS ñi nga xam ne ñooy yor affaire xeex drogue bi ñi ngi fi ñooy ñëpp ko fi teew tamit ñooy ñëpp maa ngi boole tamit di leen boole ci nuyoo di leen sargal di leen santaat bu baax a baax di leen ñaax nag am na kilifa bu ko wax léegi sànq di leen ñaaxaat bu baax a baax a baax ne li waa ji waxoon la police est un service public au service du public ñu bàyyi ci xel lool dañu nekk ci jamono boo xam ne dafa soppeeku bu njëkk nit da daa gis policier ragal ko teg ko comme yàlla policier yi ñenn ñi xalaatoon ne loolu la te dëgg-dëgg du loolu policier du ku ñu war a ragal policier bi dafa war nekk ci wetu citoyen déglu citoyen seet lan mooy soxla citoyen bi mu keppaar mbir mi waxtaan ak citoyen bi ngir nu mu koy dimbalee ci soxlaam te policier bi war na comprendre ne Sénégal ku ci nekk dafa am pàcc boo xam ne foofu nga war a yëngu te benn pàcc gënul benn pàcc ëppul njëriñ benn pàcc am na benn professeur université bu ma doon waxtaanal fan yi dafa ñëw seet si ma bu mu ñëwee may kaf ak moom ne ko professeur université yi ak étudiants yi dañu foog ne ñoo ëpp importance ñëpp mu ne ma dëgg la ni dinañu xalaat lool ma ne ko du noonu nag bu leen xalaat ne yéen ëpp njëriñ ñi ci des ma ne ko yow bi ngay jógee Gaston Berger di ñëw loo dugg da nga yor sa oto wala da nga jël oto taxi mu ne ma taxi laa jël ma ne ko foofu sax la baaxee taxi ba nga jël
su la fi indiwul woon sa soxla du faju kon chauffeur taxi boobu di dawal taxi bi yow yaa ngi foog ne yaa ëpp importance ci société bi nekkul chauffeur bi dafa am rôle nga am rôle mu am mission nga am mission sa mission gënul benn yoon mission gënu ko kawe benn yoon chauffeur ba bu amul woon tey doo fi ñëw ma ne chauffeur ba lu muy am njëriñ mission su ñëwul ci pompiste bi mu defal ko carburant ci otoom du mën a wéy ma ne commissaire bi ngeen fekk si fii muy commissaire central ëppul njëriñ pompiste ba nekk ca pompe ba di def carburant ci oto kon nit ñi nañu wegante kon maa ngi ñaax sama mbokk policier yi te loolu sax dama ciy gërëm président Gaye parce que policier en retraite dañuy faral di ñëw ci man ñuy waxtaanee lu bëri ñu ñuy dimbale bu bëri ci suñu yenn ndongo yi nekk ci yoon di leen fàttali li ñu war a def président Gaye maa ngi la ciy nuyu bu baax di la ci santaat bu baax yaag sa équipe les forces de défense de sécurité en retraite wane ne nañu xam ne jamono changé liy sauver nit ki mooy mu nekk ci li droit santaane mu bàyyi xel ni dof bu ne kër nit la baw te bu jafe-jafe amee nit ka taxaw ne lu ngeen def sama dof su ngeen ko tegee ci yoon macha allah procureur du ci wax dara bu ngeen ko tegul ci yoon nag procureur état bi lay défendre nañu défendre suñu bopp teg ko ci yoon bu boobaa ñëpp mën a wéyee la nga xam ne mooy li normal man daal maa ngi sant bu baax ñëpp maa ngi waxtaan tuuti ak sama mbokki Guet Ndar yi parce que gis naa ne jël nañu kàddu wax nañu lu rafet a rafet wante damay faral suñuy waxtaan ak ci kilifteefu gouverneur ci présence su préfet ak force de défense de sécurité yi nga xam ne ak procureur ñooy nekkandoo mensuellement ci yenn jotaay yu waxtaan dañ wax ne Ndar servir naa fi macha allah xam naa ni am nañu civisme bu mag a mag a mag parce que moo nekkoon première capitale du Sénégal nit ñi xam nañu bu baax luy état ñi ngi wéyee dimbale état wante ñaari problème man moom laa gis ci Ndar problème yooyu su Ndar yëngoo rek loolu mooy problème ñooñu nag dañ leen di ñaan ñu xam ne yëngu-yëngu arrangé wul kenn benn bi mooy waa Guet Ndar waa Guet Ndar nit sax dinañu xam gaa mu mer yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne laysa sadidun bi siratin innama sadidu man yamliku nafsahu inda al hadab mu ne jàmbaar nekkul ci soo meree rek nga toj kaas yi sànni policiers yi xeer sànni gendarme yi xeer yàqaate rajaxe dem ay médecins yoo xam ne defuñu la dara nga taal seen oto Senelec defu la dara nga toj ko OMVS defuñu la dara nga taal ko policiers yi ngay jàmbaar la ak ñoom nga gaañ ci ñu bëree bëri am esprit ne damay gaañ ci ma moroomu nit jàmbaar nekkul ci loolu waa Ndar waa Guet Ndar dañ leen ñaan ngeen xam ne policiers yi gendarme yi duñu seeni ennemi dañu ñëw ngir feet nu ngeen mën a rafetalee seen nekkin ñu jàppale leen ci parce que jàppale leen moo tax nguur gi indi leen deuxième plaie bi mooy waa université ñoom suñu meree étudiants yi foog na ne moom bala ñoo cër kenn nañ ko cër état bi su ne am na ay chapitre yu mu war a dimbalee parce que prévoir nañ ko étudiant bi xëy rek ne nañ ma defal nangam defaluñ ko mu foog ne moo gën ñëpp moo ëpp doole ñëpp étudiants yi aussi ñu ngi leen ni ñaan ñu góorgóorlu bu baax a baax ci loolu kon daal ñaar ñooñu bu ñu dimbalee Ndar jàmm am Ndar te gis naa aussi xëy na occasion la ma wax ko étudiants yi dañuy def lu ñuy wax journée sans ticket dugg ci restaurant lekk te doo fay yow soo amee bourse nga xalaat ne
sa bourse war nañ la ko fay nga xalaat ne war nga lekk joxuñu la sa bourse mais demal nga bindu ñu bind sa tur nga dem lekk su sa bourse ñëwee nga fay su ngeen continuer nag ne da ngeen ni lekk te du ngeen fay da ngeen lekk te du ngeen fay xaw ma imaam lu mu koy tuddee est-ce que loolu du sàcc damay laajte rek est-ce que loolu du sàcc Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa man kaana yuminu billahi wal yawmil axir wala yuti jaarahu sa dëkkandoo bul ko lor sa dëkkandoo su amee ab restaurant ubbi ko di jaay ngir tekki nga jéew ñëw lekk te doo fay man daal maa ngi ñaax sama mbokk étudiants yi ñu góorgóorlu ci loolu xam naa ne maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen baalaat ma santaat sama soxna laata may clôturer rek auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñëpp ngeen baal ñu bañ a lim parce qu'il y a tellement d'autorité et de personnalité ci niveau boo jël rek ci état bi ak ci société bi ñu ragal nag juum ci lim bi waaye ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ki nga xamante ne moom moo waral bés bi di ko remercier encore ndax li ma ko ñaan mu may ma ko ndax bis bi ñu ngi ko préparé woon pour def ko démb ma xamal ko ni ko gaa sa bis la mais moomul ko yow rek dafa am ñoo ko sëqal ñu nekk sa nawle nekk ci état bi war a liggéey bu nga xamante ne bu am solo la démb mënuñu ci nekk mënuñu ko bàyyi nekk ci sa bés mënuñu ko nekk gën a fa ak coono war a ñëwaat mën a taxaw file sa mënuñu bañ ñàkk taxaw file ñoo nekkoon démb Bécaye mu nangul ñu ko xëy na moo tax mu def ko tey samedi li may commencer rek mooy wax tey ñun am nañu naqar particulièrement man parce que depuis 5 janvier 2015 cérémonie bu ñu defee Golbert Diagne mi ngi taxaw depuis janvier 2015 bés bu mel ni bu nekk rek El Hadj Golbert Diagne mi ngi taxaw donc bu ñu ñëwee lu mel nii ca ma am yàqin ni fekkoon mi ngi ci kaw suuf dina fi taxaw kon tey bu ñu ko gisul dafay wéetal bis bi waaye yàlla mi nga xamante ne moo ma jël àjjana jilli xiina bi nga xamante ni Rasulullaay kese la ko jagleel ak ay soppeem yàlla def Golbert dugg ci àjjana joon bi ci des mooy ma bëgg ndax depuis ma nekk Saint-Louis ba le gouverneur de région parce que nag fii maa fi l'unique dépositaire de la rationalité légale de l'État maa si jiitu comme gouverneur de région depuis janvier 2015 ñëpp ñu ko xamante ne leen ànd naa ak ñoom di liggéey ci état bi ak foo mu nekk rek soo fa dee génn wàññikuwul y a pas un seul bu génn Saint-Louis ca amuloo promotion depuis janvier 2015 ba léegi bu la retraité kon sutura bu ma yàlla defal la sutura boobu yàlla na wéy di continuer ba keroog man it may joxe li nga xamante ni moom lañ ma dénkoon ku wàññeekul da nga yokk puisque retraite tamit yokk la combien de fonctionnaires ñoom la ñuy wutal capital décès bu ñu génnee seen njaboot parce que xëy na xam nga bu ngay dugg mais xamuloo jamais ndax da nga génn ci néew ngay génne wala ci retraite ngay génne wala ci dàq ngay génn kon Bécaye tey sant nañu yàlla di la ko santale bi nga xamante ne tey jëlee génn nga ñu wax ne admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite je pense que mérite la bëgg nag mu ne lu ñëpp a waxee dëgg mais je pense que ñi fi nekk ñëpp bàyyi seen soxla dem ba faat waxtu jàpp naa man kese maa fi gën dem julli ji ma conseil régional sa yow fu la waxtu yu mos a fekk nga gën dem julli kon tey ñii tey jile c'est vrai Bécaye fu ko lii mas a fekk génn dem julli ci te la première fois mu gis ko waxtu jot Bécaye toog man nag waxtu jot na man tam gën naa dem julli ci donc gañe naa ko donc bu la ko nit ñi nangulee c'est parce que am na fu la teg
man dama faral di wax parce que man li ma xalaat lay wax man Alioune Aïdara Niang man xooluma ku ma bëgg ak ku ma bañ c'est-à-dire man jëruma loolu mais dama bëgg dans l'exercice de mes missions nit ñi respecté ma ci parce que je serai juste parce que je serai neutre parce que je serai impartial parce que je serai républicain kon tey loolu tal la Bécaye wane parce que j'ai dit un fonctionnaire d'ordre n'a pas besoin d'être respecté procureur commandant de légion na bëgguñu ku ko bëgg amul sens mais li am solo moo ñu respecté ko parce qu'il incarne la justice il incarne la neutralité l'impartialité parce que position yi ñu nekk jàng si dafay xaw yomb wala yàlla may nga bañ jàng di wax dëgg di ko def sa yàlla tax ak li nga tiim xam ne ëllëg keneen dina ko tiim xam ne ëllëg daana xotti suuf dugal suuf na ko ñu laaj la nga tontu kon tey boo demee ba tey ba nit ñi accepté la loolu fekk dellu si salle bi Bécaye santal yàlla man bi ma la xamee du tey booba ñu ngi nekk Pikine nga nekk commissariat Guédiawaye nga remplacé fa Balla Niang fekk ma foofu réunion sécurité nga ñëw benn yoon man la Bécaye yow comme yaa commissaire central bi su ma sañoon nga bàyyi ma ak xale yi commissaire xale yi muy ma jibulay muy Mamadou Tandeng mi ñëw file muy Waly Camara xale yi nga xamante ne ba léegi je les porte dans mon cœur ba léegi ñu ngi jokkonte parce que c'est des valeurs sûres de la police lu taxaw ma defoon loolu parce que boo ñëwee toog dafay am barrière du mun a exprimer wu à dem retenu et je voulais à ce moment avec ces jeunes là commissaires avoir des rapports de confrontation d'idées sur la doctrine sur les politiques sur les programmes etc pour libérer leur énergie parce que xam naa ne c'était valeur sûre de la police parce que soo toogoon duñu ko mën te loolu ma fondé su ma relation ak ñoom ba tey fu ma nekk rek mais xalaat di déglu ban ëllëg la ñuy leen police ba leen di jox c'est une promotion parce que c'est des valeurs sûres de la police yàlla di def ngay dem may dem ba ma ñëw ndax jiitu la fi teertu la fi 4 ans ñu nekk fi ensemble ak sa mboroomu tenue mu nekkin bu rafet à la limite même quelquefois dañuy gêner Bécaye quelquefois daf ñuy gêner parce que dañuy bëgg a def mu téye kaamil bi ba moo du dàq jàng da lay wax bu finalement da lay jiñ mais boo demee du point de recul nga xamante ne les expérience baax na ak tamit xol bu laab baax mais teewul également ni muy sedd nii Bécaye ku doy waar la procureur xam na si dara gis nga bu téye ba def procédure pour lu yàlla mënu ko dindi dina wax la waaw d'accord gouverneur maa ngi xool maa ngi lii maa ngi laa mais dara du ko si def parce que bugg la gàntu ca xam naa ni seet na diggante ma boromam ndax kii su ma ko bàyyee dossier bañ a dem parquet ndax ki mu lor ndax donc daañu ko comprendre sur loolu donc je pense que équité ak justice moom moo traversé Bécaye lépp loo xamante ne def na ko ci bi nu nekk ak léegi daal ñun bokk chaque mois kuréel bu nga xamante ne ñun ñànk sécurité bi ñoo koy bokk te lan fay tënk ku dul doomu réew mi xamuloo ko parce que moom moo ko moom daal ñu fa def lu nga xamante ne ay xalaat yu nga xam ñoo koy bindandoo ensemble jox ko borom réew bi te yu si bare président bu def ñu topp te jëlee Saint-Louis le comité de sécurité a influencé les grandes décisions politiques et publiques de ce pays parce que gouverneur mooy toog dama laaj xalaat ku nekk ma bind wala man agent bindal soo bindee ñu circulariser ko ku nekk def ci xam-xamam ñu takk ko ñu ni président de la République voilà la contribution du comité de sécurité sur telle problématique seulement si c'est du ma wekk te loolu Bécaye am na si rôle bu bëri boo xamante ni def na ko teertu président la dafa metti juróom-ñeenti yoon teert naa ko fi si région bi ñaar kese la si ñëwul biir commune bi si àll bi la ko defee benn bi sax fi la ko defee si biir commune dugg si biir àll bi mais lépp ni mu koy organiser avec main de maître la et bi si gën a am solo ba bi nga xamante ne le président français Emmanuel Macron waroon na ñëw file à la 4 jours avant amoon la révolte de Guet Ndar ba tubaab bi jaaxle ni est-ce que Macron dina ñëw ma ñëw ni ko kaay yaa yore sécurité bi est-ce que mun ma gouverneur on peut le recevoir
gouverneur Diatta mën na gouverner yooyu la ñuy déglu la république t'écoute. Est-ce que je dis on peut parce que xamoon naa ni am na si fu mu bóof wax ni loolu la te xam naa également baatin bi également mate na ko également parce que Dakar am na saa yi waaye am na baatin kon boog amal nañ gërëm ñëpp amal nañ gërëm ñi mu doon liggéeyal également muy ay commissaires yu ñu fi àndal commissaire bu fi ñëw rek laaj na ma ndox gouverneur ndax mën nga ma may su ma ñëw réunion sécurité ma ànd ak commissaire ba ndax ma mun a jàngale ma ne may naa la boo ñëwee bañoon ma ne Bécaye bu la neexee sax bul ñëw absentel bàyyi ko mu ñëw mu jàng ndax également ñu libéré ko donc générosité moom moo lal loolu ndax erreur bu gën gaaw bu nu war a moytu ñun fonctionnaires yi nga dem ba jeexal ca amuloo kenn koo xamante ne si corps bi nga bokk influencé nga ko formé nga ko ba mu mun a jël sew ëllëg mu ni kii kat moo nekkoon suma maître kon tey wax bi wane na commissaire Aïssatou Ka wane na ko tey Mame Diarra wane na ko ñoom ñëpp wane nañu ko ni Bécaye yi noonu tey influence seen carrière waaye Bécaye bàyyi la woon Bécaye également sëriñ la woon donc ñu ngi koy ñaanal fi mu dem Thiès wax naa la dëgg may jiitu parce que ñun ñaar ñooy toppandoo rek xam naa ni wala demee foofu xam ñoo nar a bokk suñu grand place su ma wonkee nga yëg ko soo wonkee ma yëg ko parce que loolu yàlla dogal ñu ñoo bokk suñu Thiès donc voilà alors donc ñu leen di gërëm ñëpp di gërëm également ñun soxna jàmm duñu ko gërëm am ñu si droit waaye nag naw nanu ko gis nañ ko benn yoon gis nañ ko ñaari yoon waaye naw nanu ko ci ak dalam ak ci yaram c'est vrai ñoom dem nañu màkk ñaan ku nekk kenn ñu ne ñun dañoo ñaan ba xaabaabal ñun daal kaadi daal moom tant que ñu ngi koy man ñun ñaan nañu ko ñun bu ñëwee baax na bu ñëwul nag baax na di yàlla parce que yàlla nag yàlla non parce que ñun ñi ma wun yàlla ni bu leen ñeent wala ñett wala ñaar wala benn moom mu dem mu ne yàlla yow man li nga wax man fële laa ko teg man benn kese benn gott benn dox c'est compliqué ñoo ko yéen daal yéen a ko jëlee ñun ñu ne war a ko jël ñu daal ñaan nañu daal am nañu 2 bu 3 bi ñëw ñu jël bu 4 bi ñu jël fu mu ñor la ñu xamante ni doon la je pense que c'est compliqué. ma ne quoi monsieur le président baal ma wax la ma bu ko def parce que nit ñi bu la dénkee nag bu la ne bëgguma lii soo matee li nga doon da ko ne lii moo tax ma bëgg ko def waaye bëgguma lii rek nga ne bàyyi naa ko kooku du responsabilité. ma ne ko monsieur le président est-ce que mun nga ma may ma leeral la li tax ma bëgg ko def maa ngi lay déglu ma jàpp si benn man du ma décider ñoom ñooy conseiller ñu toog est-ce que lii mën na nekk pourquoi baax na pourquoi baax ban d'accord si ma assumé donc seen mérite la donc bu demee ba jox ma cër boobu donc yéen la cër te xamoon na ni également bis boobu metti woon na tàngoon na loolu suñu taxawaay rek mooy république bën a sëgg république bu taxaw ku daan république parce que daanal dindi ko war nga am war maam loolu mu nekkoon suñu ambition c'était pas un coup d'audace c'était pas de l'excès du woon aventure mais c'était une décision mûrement réfléchie ñu bokk ñun ñëpp ndeeg baay bi ñu bokk ñoom force de défense sécurité yi raar na dans les régions ñu fekk ñu bokk si ancien directeur général police Aly Sima Diouf woo na ma ni ma mais gouverneur naka nga mën a def yow ba ñëpp andi liggéey dans ta région parce que ma ne ko ñoom ñoo baax ñoo xam une conscience de la république mbas mi di ñu def ci région yi amul Sénégal kenn koo ko fi def ba tax na UNICEF jël Saint-Louis comme meilleure pratique du Sénégal sama adjoint au développement bi nga xamante ne jàmbaar la jigéen bu mën téeméer góor la moom ma def interview bi pour OMS si ñu doon doxale parce que nous sommes les seules régions ou bien la première région xam ne dès le mois de mars on a intégré l'aspect sécuritaire l'aspect ordre public dans la lutte contre l'épidémiologie contre la Covid-19 parce que ce n'était pas qu'une lutte épidémiologique donc tey ñoom ñoo xalaat loolu ngankoon ko ñu tënk ko ba tey yàlla defoon ci ndam bi ñu def Covid bi foofu sax plus ou moins on a désobéi parce que ñun tëj ñoon suñu région dañu toog ñoom ñun na gouverneur ñun am nañu effectif yu doy am nañu kàttan bi am armée douane pour ñu bàyyi ñu circuler ñu def les contrôles qu'il faut ce qu'on a fait on n'a jamais fermé la région et pourtant c'est l'une des régions qui a le moins de cas donc dans le Sénégal donc ginnaaw bi ñu gërëmee personnel médical bi ñu leen gërëm également force de défense et de sécurité yi si seen management et ñoom ñëpp nag ki si gënoon sonn mooy Bécaye parce que commune bi moo nekkoon épicentre bi
si lutte bi mais lépp nit ñi nangoon nañ ñu ko ak ay waxtaan ak ay diisoo fu mu war a gàggee rek mu waxtaan ba ñu gàggante kon Bécaye ñun mun ñu la fay république bi liggéeyal nga ko république bi honoré na la par parcours bi mu la jox république honoré na la si raaya yim la jox ndar xaw ma ni bëgg na la xawma waaye ndar respecté nañ la parce que respect moo tax ñëpp toog fii file je pense que respect boobu moo jum mbëggeel googu donc ñu la si gërëm tu peux sortir Saint-Louis la tête haute waaye nag am na lu nu waxoon fii bala nga fee gën a samp fi brique parce que xam nga fi nga war a samp brique ba xam ni fii yow ëllëg yaa ko moom mu nekk loo xamante ne souvenir la boo xamante ne da nga ko bàyyi ndar parce que yow xaw ma lan nga defal ndar mais ndar teral na la parce que kilifa yu nekk fi yëpp c'est ça la vérité kilifa yu nekk fi yëpp depuis si 16 heures ba léegi ñëpp toog fi kenn bougé wul xaw ma loo leen defal mais teral na la te ndar nag yàgg na ci teral donc di gërëm ñëpp di naan ñëpp ñu nga xamante ne ñu ngi am grade am nekk fonctionnaire ici bu ñuy génn également yàlla may leen ñu génn également ak yokkute parce que loolu la ñëpp di ñaan kenn bañ ci am benn pakk-pakk ñu leen di gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh